asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee yooyu ñuy suivre sur www.inforewmi.com tey nag yéen a ma ko laajoon yàlla nag tey la ko dogal ndax nee naa leen yéen internet yi yéenay roi yéenay reen lépp loo leen bëgg rek dañ koy def incha allah tey nag ñu ñëw fii ci Parcelles ñëw seet si ki nga xamante ni champion la ndaanaan la porteur de voix la mu nekk koo xamante ni naam fekke wuñu ay jamonoom mu nekk koo xamante ni ku ñu bëgg ku ñu naw loolu muy ci kàddoom mu nekk koo xamante ni nee naa leen nekku ci làmb rek la nekkoon am ci yeneen activité yu mu nekk di tëgg làmb nekk ci yeneen dimension muy suñu papa Manga 2 tey moom lañ seet si fas yéene waxtaan ak moom li nga xamante ni moom mooy parcours am ak li nga xamante ni mooy làmb tey ak instant bi làmb fu mu toll papa maa ngi leen nuyu. Fatima maa ngi lay fay maa ngi leen di gërëm di leen sant ci ñëw bi ngay ñëw seet si ma pour waxtaan ak man ci wàllu làmb sawar naa ci lool parce que nit boo xam ne làmb ci siditam ci làmb la donc su ngeen ñëwee pour waxtaan ci dama ci am mbégte lool di nuyu askan bi yëpp di ñëw Sénégalais yi Sénégalaises yi yëpp di ñaanal yàlla def jàmm ci réew mi. waaw suñ papa loolu la nuyoo muy papa Manga duñ fi nekk rek naan ko kan mooy Manga loolu Sénégalais gi yëpp xam nañ ko mais dañoo bëgg rek papa nga rappeler ñu li nga xamante ne moom mooy sa parcours Manga 2 lañ bëgg tey parcours am naam nag mënuñu wax lépp mais am na luñ ci soxla. waaw comme ni nga ko waxee rek xam nga suñ parcours bi suñ ko commencé ko di ko wax yaakaar naa ne duñ fiy jógee mais mun nañ ci mos tuuti rek ba mën a ñëw ñu mosaat leneen di la wax ne Manga 2 turu làmb la mais Hyacinthe Ndiaye laa tudd dëkk Joal Fadiouth juddoo ci biir Fadiouth bu ñu wax ne île coquillage ci xor yi bi ñu jàng laay commencé bëri récréation su jotee dañu defoon ay drapeau jël bant bale def ay drapeau couleur du Sénégal donc ci récréation bi ñu du bëri di compétir le mercredi boo xam ne duñu am cours dañu dem sangu ji géej di bëri ci tefes bi donc ça veut dire que ay nitu làmb lañu ay donc dem foofu di bëre nawet su jotee ba nawet bi jeex ñu dem dans les villages environnants suñu góobee dugub bi ba pare ba indi ko ci kër yi ñu tëgg ay mbapat ñu dem di bëri ci mbapat yooyu donc ci village environnants yi yoo xam ne ñoo jege Fadiouth ay Ndofane ay Ndianda ay Yaayem Simal et cetera donc foofu laa commencé di bëri bi ñëw Dakar aussi fekk arène séeréer yi nekk fii ñu di ko wax arène Massa Wali Dione donc arène Massa Wali Dione yàlla def aussi ma jël drapeau bi foofu ci bëri simple ñëw ci arène Adrien Senghor aussi di bëri foofu ba su ma nijaay wax ma ne bëri simple yi amul njëriñ xaaral ñu utal la combat ñu wax suma nijaay ko xam ne moo yoroon Robert di ko engagé ne mun naa ko utal combat deuxième combat pour ñu tester ko ñu utal ma combat ak ki ñu wax Boy Palmew yàlla def ma am jour boobu ndam mais ndam boo xam ne sonoon naa quand même parce que temps boobu maa ngi dugg ci arène mais Boy Palmew daf ma dóor ci suma faar yi mais ma muñ rek ba yàlla def ma daan ko donc ci laa commencé lam papa dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom mooy si mbapat yi ndax mbapat temps yooyu noonu seeni mbapat nu mu meloon. non mbapat yi dafa neexoon xam nga yëfu góor lañ ko doon def rek xale bu góor bu dóor a dugg ci dooleem moom lañ ko doon def parce que drapeau bi li ñu doon bëree mënuloon tax nit di sonn te balaa nga koy jot di nga bëre ay yu ma juróomi combat juróom-benn combat pour jël drapeau bi morceau tissu la doon nekk ñu defar la ko loolu moo nekkoon drapeau bi soo ko jëlee ba pare mu ànd ak ñaari téeméer ou bien ñetti téeméer pour lu la joxee comme passe. mais seen jamono mystique amoon na fa doole. waaye yow mystique mooy luy amoon na doole mystique amul doole tey waaw na lay dee rek nga di ma laajte rek. waaw mais mystique amoon na doole waaye ce temps boobu amoon nañu benn pas bu ñuy wax Diomaye Sarr su jiitu woon ak béjjën bi stade bi day jóg amateurs yi supporters yi waa séeréer yi dañuy kontaan waa Fass it nekk fële di yóbbu parce que chaque fois séeréer su amee combat ak waa Fass événement lay doon. père sa combat ak père Balla Gaye 1 ñu koy nuyuwaale au passage combat boobu nu mu demee woon. Balla Gaye. Balla Gaye numéro 1. Balla Gaye la Balla Gaye 1 doon naa ko mu daan naa ko lu mat. père Balla Gaye
Père Bara Gueye waaw. waaw doon naa ko ñetti yoon. doon na beneen bi kaw la beneen bi ma daan ko daanaat ko waaw mosuma daan. Balla Beye bon combat boobu temps boobu sax waruma bëre ak Balla Beye mais temps boobu muy la jël dem si yàlla tubaabu joor fu mu tase ak moom saako ko défier ko la même chose que man mu défier ma wax kaay jox leen ma ko ma bëre ak moom mu ne ma nag yow fii ngay bàyyi bëre sa biir bu rëy bii dinaa la dóor bi ngay jur ay seex lu neex wax na ma ko donc c'était le sport ma jàpp ko ci sport en dehors de ça ay nit di ma woo téléphone di ma saaga et je pensais que c'était lui ci avant combat bi donc combat bi am yàlla def ma daan ko téye doyalu ma non dañuy wax ne xoj mais dama doon jóg ci foto di jógaale waaw bu saale ko tuuti donc loolu rek la woon ndax wax yu mu doon wax te combat bi nu mu daanee dafa teel nu ma ko daanee dafa teel. dafa gaaw quoi. waaw dafa gaaw waaw. léegi nag nga bëggoon kii bu yàgg tuuti. waaw loolu la woon. ndeysaan yéen ñu ñuy suivre www.inframe.com Père Manga nee naa lii la ci baax ndax ñu xaw a am tout ay archives yu ñu téye parce que li mu wax nii xam nga désormais dañ ko bind ci kii kon sama Cheikh Diop dama koy waxee rek caméraman boo xamante ni macha allah day gérer lépp yàlla na sa jàmm yàgg papa day ñëw ci li nga xamante ni moom mooy làmb tay làmb démb ak làmb tay ban différence la am. non différence bi bariwul trop seulement dafa am ñu bari loo xam ne dañ koy def folklore la ci affaire mystique luy daan mbër du ñëw ci làmb ji dama gis ay boy yi di gën 50 sacs 50 bidons yooyu jaru ko donc lu sang mbër bi lu aar mbër bi ci ay bot là d'accord bariwul donc yu bari lu ñu def ci làmb ji léegi du mystique déedéet du mystique folklore waaw loolu la xale yi aussi ay xale yu xarañ lañu parce que ñu jot a mun bëri ñu nekk ci bopp làmb ji ci en tête ñu wax ay xale mun nañu bëri am nañu rapidité donc fonk nañu lu ñu def donc bu njëkk ba mun naa wax ne ñooñu gënoon a respecté tey entraînement parce que day changer loo gis day évoluer entraînement lu mu leen jaral tey ñun jaruñu ko woon pourquoi jaruñu ko woon ñun contact la ñu gënoon a privilégié que dem aux États-Unis dugg ci ay salle di def leneen tout et consort des fii ànd ak sa morom yi lekk naturel ba suur ñëw di bëri def ay contact mun nga toog di ko def ba 3 heures de temps door a ñibbi sa kër soo amee renforcement musculaire booy def nga def ko waaw donc loolu moo xaw a am différence te aussi ñu ngi xaw a réeraat cosaan bi ni nga ko waxee xale yu bari solati ñu ay jaaj ñëw gis naa MSN di ko def dama kontaan noonu gis naa Zargo def ko fii loolu da ngay kontaan donc Garga Mbossé je me trompe Garga Mbossé donc loolu dafa nekk loo xam ne xale yi dañu war a dellusiwaat ci cosaan mais dama gis aussi ne képp ku nekk mbër rek yaa ngi bugg a feccu séeréer donc loolu ndam la ci séeréer yi de mais quand même ku nekk mun na jaar ci cosaanam olof su doon dugg si ba ñoom ñu takku fukki seer ak juróom yi da ngay xam ne olof bi Maam Ngor gi mu ngi ñëw Mbaye Gueye mu ngi ñëw ou bien Tafa Gueye mu ngi ñëw Double Less joolay suñu àndoon ak ñoom ba dëgg garab yi di ñëw di woy ak seen tama yooyu woo yëfu joolaay yooyu nga xam ne joolaay ñu ngi egsi su si ñuy waaw donc séeréer yi la même chose donc dañu war a reprendre loolu dëgëral cosaan bi ba cosaan bi duñu reer tubaab yi dañu am seen cosaan boxe dafa am cosaanam donc lii demuñ ko jéegaane fenn ñu ñoo ko moomal suñu bopp kon nañ ko téye ak suñu loxo bu baax a baax bañ a roñ ñu bari yoo xam ne day yàq suñu culture. kon daal ñu indiwaat culture bi tamit da ciy baax. non culture bi mooy làmb soo dinee la culture ci làmb rek amatuloo làmb waaw parce que dafa am nit yoo xam ne gis Balla Gaye mu bàkku rek doy na leen gis Manga 2 mu bàkku rek doy na leen gis Modou Lo mu bàkku rek doy na ko donc culture làmb soo ko dinee làmb nekk du fa loolu la. Père beneen bi mooy gis nañ ni am nga écurie ñu gis ni Père Manga champion nga boo xamante ni moom kenn werante wu ko gis nañu sa écurie ay ñoom papi général mi ngi fa woon est-ce que Père Manga
mi ngi defar ku mel ni Manga 2 ci écurie ndax gis nañ ni yow est-ce que am nga koo xamante ni Père Manga mi ngi koy defar daal koo xamante ni tey ci écurie ndax gis nañ champion nga mais gis ñu koo xamante ni ku moo kii na Manga fi Manga taxaw comme séeréer waa fi see kon. waaw mënuma wax ne maa ngi defar ku mel comme Manga parce que gisaguma ko yaakaar bu mu amoon dafa tas ou bien dafa tasagum ci ñu bari amoon nañu yaakaar ci Ablaye Ndiaye amoon nañu yaakaar ci Mamadi Ndiaye tant d'autres Papis bi nga wax amoon nañu ci yaakaar malgré amul doole bu ko war mais am na technique bu ëpp doole bi donc yooyu yëpp amoon nañu ay xale donc am na ay xale yoo xam ne ñu ngi fi mais jógaguñu pour nga mun a wax ne kii dina ëpp làmb ji mais ñu ngi ci lutte traditionnelle bi ñu ngi leen di xool ñu ngi leen di teg bot di leen xool waaw. Père Père bi mooy xool di reere Père beneen bi mooy gis nañ sànq yaa ngi ñu koy junjoo ñi nga xamante ne mën nañoo wax ni ñoo nekk ci kaw tey ku ci mel ni Balla Gaye ku ci mel ni ki nga xamante ne moom mooy Lac de Guiers 2 Modou Lo Eumeu Sène mooy rang boobu Gris Bordeaux ñoom rang boobu noonu Tapha Tine tey Père Manga booy yooyu noonu kan nga ciy gis sa bopp. non xam nga booy yooyu mënuma wax ne kii laa gis suma bopp kay laa gis suma bopp parce que soo xoolee ku nekk am na peut-être tuuti lu mu for ci man ci aspect Manga 2 donc yaakaar naa su nekkee vivacité su nekkee poids lourd coup de place comme poids léger ku nekk am na loo xam ne am na lu mu sentir ci moom ci man waaw. waaw c'est la même chose loolu mooy indi kii bi bërëb bi parce que su nekkee poids lourd tu te déplaces comme un poids léger comme Manga 2 di mu ko doon def donc c'est la même chose. mais ñoom ñooñu am na ku ci dàq bëre. ku ci dàq bëre am na mais soo ko waxee mu ne da ngay far parce que am na ñoo xam ne mun naa wax ne moo ñu dàq bëre sax parce que temps bi ma nekk ci jamono mënu ma woon a def benn action boo xam ne ci biir action bi mun naa génne juróomi feem te am na xale ñu ngi koy def. non bari nañu ci ñoom. non man bañuma gars yi mere ma mais kii nañu su ma mérite ma xam ne dëgg laay wax ma conscience est tranquille y a pas de problème. mais daal am na ñoom te ni gis nga leen macha allah. waaw mun nañu bëri lool bu baax a baax. mais dañuy ñëw ci comme ci cas Tapha Tine ñu gis ni Tapha Tine ci VIP yi la bokk pour mu am combat dafa xaw a jafe. tey Tapha Tine boo ko doon wutal benn combat ndax dañoo bëgg mu am combat dañoo bëgg mu bëri tey boo ko doon wutal benn combat Tapha Tine. France Tapha Tine nga ni nga ko waxee yaa wax ne da nga bëgg ngeen mu am combat. xam nga tey dañoo bëgg mu bëri mooy Tapha Tine dafa bokk te gis nañ ni day année blanche pour mu am combat sax problème la tey Tapha Tine boo ko doon wutal combat boo xamante ni Manga combat bii xam nañ Tapha Tine bu ci duggee dina kii waat. non amul su duggee dina ci génnaat ça dépend ci lu muy. option am Tapha amul ku mu mënul a bëri actuellement mais làmb ji affaire gannaaw la affaire mbooloo la affaire succès la promoteur aussi day bëgg comme par exemple su la tegee nga feesal stade bi donc loolu def ci bëgg mais Tapha amul ku mu mënul a bëril ci xale yi ñoom ñëpp ay masam lañu ay ñëpp lañu waaw. mu am benn mbër boo xamante ne sañ naa la ko tuddal ba pare rëg-rëg nan nga ko gisee rëg-rëg. non fu mu teg tànkam foofu la su fekkee ne tegul tànkam yàlla mun na ko defal mu nekk champion waaw. am nga yaakaar un jour mën naa nekk waaw am naa ci yaakaar parce que lu muy woneegum moo koy signifier waaw. beneen bi mooy ku ne Père Manga 2 ne Gris 2 ndax gars yi ne Gris 2 ak Père Manga 2 moom nekkee ci génération waaw toujours comme ni ma la ko waxee rek mais toujours am na ay manquement parce que man dama doon déplacé wu comme mi-lourd te Gris 2 mënul déplacé wu comme un mi-lourd il est poids lourd il se déplace comme un poids lourd donc am na ay manquement foofu mais peut-être taxawaay bi kiyaay bi yëpp yow la mais am na lu bari lu ko manqué mais suñ ko jàppalee ni ñu ko war a jàppalee mun na ubbi làmb ji. comme ban façon jàppale. façon bi teg ko ci yéen parce que déjà Gris jegewuma ko. Gris 2 jegewuma ko mais nit ci d'après lu ñuy wax moom xale boo xam ne tey na boppam la xale bu jullitee la tu es consort donc kooku dina neex a diriger xale boo xam ne comme par exemple dugul ci yeneen xale yi lu ñuy dëgg nañ ma baal comme par exemple soit
di tox yamba ou bien di tox cigarette affaire yooyu donc yooyu yëpp c'est des bénéfices ci ñoom donc su amee bon conseil boo xam ne mën nañ ko teg ci yoon changer régime am changer entraînement am encadrer ko mën na réussir. Gris 2 dégg nga li nga xamante ne moom la suñu papa Manga wax parce que ñu bari dañ ne Gris 2 père Manga ba mu ciy toll ñoom ñaar ñoo xaw a nuroo seen kii bindi bekk yooyu noonu père benn bi mooy sa relation ak ki nga xamante ne moom Yaxya Diop Yékini ngeen nekk ay séeréer yéen ñaar yéen a bokk dëkk. ñun ñoo bokk Joal Fadiouth la commune mais maa ngi dëkk Fadiouth moom mu ngi nekk Joal waa Bassoul la ñëw Joal donc ñun ñëpp benn lañu. mais seen relation non suñu relation amu ci dara xam nga mbër buy ñëw. da nga am sa cumukaay soo amee sa cumukaay aussi da nga bokk nit ndey ak baay sa te du bokk ci sumu cumukaay ma amoon naa nit boo xam ne ñoo bokk ndey ak baay te bokkuloon sumu cumukaay loolu ça n'a rien à voir waaw mais am nañu relation yu baax mosuma wax lu bon mosuma dégg lu bon mu jógee ci gémmiñam la même chose que man mosuma wax lu bon ci kawam mosul dégg loo xam ne maa nga dee ma ko wax donc y a pas de problème oui suma xar la suma rakk la dama bàyyi laam mu ñëw fu ma tegoon tànk mu teg fa tànk. Oui. Donc fierté séeréer yi la waaw. nan nga gisee association des sages. Je ne comprends pas association des sages je ne comprends pas jusqu'à présent moom moo tax mënuma débattre parce que quand j'entends les sages les anciens lutteurs boo xam ne ñu ngi fii yëpp presque ku nekk am na école ou bien écurie donc su ñooñu yëpp ay sages lañu ñoo créé ñooy promouvoir xale yi c'est des sages donc association jusqu'à présent mënuma ci wax dara parce que kenn ñëwul expliquer ma ne lii la les chartes lii moo tax ñu jóg donc non bokkuma ci man maa ngi nekk le président des anciens lutteurs du Sénégal waaw ba léegi maa ngi le président des anciens lutteurs du Sénégal waaw ñoom Mbaye Guèye bokk nañ ci ñoom Double Less bokk nañ ci ñoom Mohamed Ali bokk nañ ci ñoom Ndem Sala Mor Fadam ci la ñu bokkoon et tant d'autres et cetera Faga 2 ci la ñu bokk ñoom assurance Malick Diop ci la ñu bokk rawatina nag les régions dans toutes les régions mbër boo dégg Souleymane Diaw ci la bokk ñooñu xamuloo leen waaw. donc association des sages comprendre ko. non comprendre mu ko xamuma lan la xawma ban but moo tax mu jóg. j'ai pas compris te kenn ñëwul toog ak man wax ma ne lii la donc mënuma ci wax dama ci màndu waaw. beneen bi mooy père. war ngeen xam remor ci wàllu ñoom ñëpp ci suma association bi la ñu bokk association des anciens lutteurs du Sénégal. père beneen bi mooy CNG père Manga ma ngi fa ba léegi wala père Manga dafa démissionné. père Manga démissionné ci CNG. Père Manga mu ngi ci CNG mu ngi ci wetu Alioune Sarr donc nit bi su fekkee ne da ngay liggéey ak moom fu fekkee ne comme par exemple liggéey bi dafa am fu mu yàqoo da nga ko koy wax waaw mais jusqu'à présent fu may wax ak yow maa ngi ci CNG. waaw maa ngi dem réunion mais mënuma dem réunion tout le temps parce que léegi damay am occupation feneen ma dem ci occupation boobu mais saa bu ma amee jot damay présenté wu ci réunion yi. ñu ne waa CNG instant bi dañoo soxla des nouveaux têtes est-ce que yow lan nga ci xalaat ku mel ni Tyson mën naa diriger li nga xamante ne moom mooy CNG bi. non débat boobu duma ci dugg débat boobu mënuma ci dugg waaw. beneen bi mooy père daan nga tëgg ay làmb ñoo daan gis stade Iba Mar ngay tëgg père Manga arène nationale bi xew na gisaguñ ko mais daal gis nañ ko daal muy tëgg ay mbapat. lan moo waral lutte avec frappe gisaguñ la ba léegi. lutte avec frappe mooy amaguma sponsor ou bien amaguma moyen bu ma ko tegee nit sooy def dara da ngay am loo xam ne loolu bi may tëgg lutte avec frappe dafa fekk ma amoon moyen yu ma koy tëgee am ñoo xam ne ñu ngi nekkoon suma gannaaw ay sponsor mais tant que awma ko dina xaw a difficile pour ma ñëw waaw. waaw parce que lu ma war a lekk ak suma doom yi moo ko dugal ci lutte avec frappe boo xam naa ne du ma ci génn waaw. léegi mbapat yi gis nañ ko lutte simple yaa ngi ci bu baax macha allah. lutte simple ci laa juddoo bi ma amulul dara ci ay mbapat laa doon dem di doxee 30 kilomètres pour bëri ji mbapat donc maa ngi ci donc serait-ce que organiser pour xale yi pour la promotion 3 fois dans l'année ou bien 4 fois dans l'année je pense que c'est bon.